te man si Adama laa jógee man jaguma si baabu nii man jógeeguma si golo yi man jógeeguma si chimpanzé yi wala yi man si Adama laa jógee looloo tax ñun suñ problème bi mooy lan ñun diine bi lañ understand looloo tax ñu ñàkk a xam te soo ñàkkee xam rek dangaa nekk foog a jaay ku ñëw ak idea bu bon bu mu isi def la koo jox loolu moo nekk si biir muslim yi léegi waaye naka nga mun a xamee ne man xaw ma naka nga mun a xamee ne man xaw ma parce que ñun ñëpp dem nañ school ñun ñëpp dañoo jàng anglais ku nekk daf dee operate mobile ku nekk soo ko joxee lu nekk léegi xale buy nampa sax xam na lii léegi waaye lu tax ñun benn tey soo gisee suñ jikko yi soo gisee ñoom ni ñoo dundee soo gisee ñun ni ñoo defante ñun suñ jëfeer yëpp baaxul lu tax kon dara moo manqué si suñ dunda bi lan moo manqué si suñ dunda bi mooy lan ñun benn tey mënuñoo jël suñ boppa ñu ceeñ suñ boppa ñu supale ko suñ boppa jógee démba ñu def suñ boppa nit yi tey li nekk démba rek si lañ nekk rek si lañ nekk loolu du doomi aadama bu baax duy def loolu doomi aadama bu baax bés bu nekk su xamee lu baax dafa wax ne man daal xaaral ma bàyyi lu bon bi ma xamoon démba ma def bu baax bi tey ma nekk nit bu ees every day you have to transform yourself into a new personality to a higher level to a better situation and standards so ñàkk a xam bi is a big problem looloo tax soo gisee du ma wax turi diine yi de parce que bu ñoo wax ne sa waaye dafa ñëw di tooj diine jàmbur yi man dama gom ne dafa amul benn diine si àdduna bi islam rek moo am li fa nekk yëpp is a mere idéologie xalaat rek la parce que man dama gom ne nekkul na sax dama juddu si islam waaye dama xam ne objectively based on concrete constructive evidences that there is no true religion except Islam because man si suma bopp dañ ba bindee ku nekk dañ la binde on Islam kon nekkul ne dama tooj diine waaye nag lii gën a am solo mooy si Quran bi yëpp yàlla alayhi subhanahu wa ta'ala mu ngi sant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko wa innaka la ala xulqin azim lii mooy suñ caan am PhD million PhD master's degree bachelor's degree diplomas waaye nag dafa am benn affaire at least yow soo bëggut a nekk a very true muslim si sa jikko bi parce que ñun li nekk suñ diggante dëgga ku fa nekk doo mun a nekk nit ku jàng ñun suñ diggante li fa nekk in social evils loo xam ne si society bi lu bon bi nga xam ne society bi daf ko dee def society bu mu nekk duñ mun a am xam-xam looloo tax wallahi dafa daw yaram jógee Dipakunda bi Latrikunda soo rombee si yoon yi nga gis nit yi ni ñoo dundee is bad muslim warut a dundee muslim warut a waste time am bi si toog di ataaya di waxtaan fekk waxtaan doo xam ne daf ko njëriñ wala mu njëriñ société muslim juli sax juli boo xam ne yàlla de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne lu nekk suñ diggante ak ku nekkul julit mooy bàyyi julit sax yàlla def la ne dinaa la may 6 minutes nga def ko dem sa yoon but waste of time gis nga koy waste time sa brain cells yi ñi dee xam ne ñoo dee denc sa mémoire mu ngi mel ni sa memory card bi si sa mobile bi sa mémoire yi dañoo dee su mémoire yi dee xam nga lan moo fa dee des Youssou Ndour mooy ñëw ëllëg gis naa cinéma bi ëllëg gis naa kii ëllëg démba lii laa def loolu rek moo nekk sa mémoire looloo tax duñ mun a am xam-xam complete we are a dead wood jël ñu rek def ñu safara bi rek moo gën a baax because ñun nekkuñ di dunda we are not living with the principles of the Quran with the dictation of the Sunnah duñ koo def lu ñoo def rek mooy wéy nii ku nekk mun naa wax te man maa gën a mun wax koo nekk si àdduna gi but I'm the least person who is ready to do it soo ta ndaw yi li ñoo laajte mooy ndaw dafa war a jàng ñaari buk lañ la jox benn buk bi mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba balañ koo yooni bim judee nekk Makka ba bim faatoo at the age of 63 years dundam bi every minute university parce que sunna bi moom duñ ko wax boobu géej la Quran bi moom is infinite li fa nekk kenn du ko mun a jeexal walaatin na yow ndaw ñi danga try ite dindiŋo ite fondinke ya mu dimbalati walaatin na Qur'ano shab a man sonnanaati la fo si ñaa kile
ayanati dimballa ko summa akonya ko summa inna lahum alayha la shawban min hamim shab walam fondin ke niyaje ya to la shab katu aka kandile ate bukala saya fon wala fonin saya ya te wala tin ne min ja bala ken so ke body building fondin ke fon be ka terrain badin ko muslima kunda qur'ano ay fondin ke du ma koy de qur'an bi daf ñu jox exemple bo xamne ndaw yu baxi niñ wara dundé lolo ta ku bola nek ndaw bu baax ci islam wala nek ndaw bu baax as a citizen a Gambian whether a Muslim or a Christian nga wala nek nit bo xamne da nga respect sa bopa as an African a black man duma faté li de a black man lutam duma ko faté diine bi amul difference de diine bi amul black white or red yalla dafa ne lolu yeb dafa ci katan yalla la em yalla daf ko def as a manifestation of his power his infinite power and the absoluteness of his power why fokma wa a black man because I am the downtrodden and the wretched one of this world man dañ ma programme ci suma bopati te I want to liberate myself dama bëgg nek a free Muslim African Gambia lota fokma delo ci Quran bi ak sunna bi pour gene school yi fofu ana school yi ma wara gene fofu xam nga man dégguma olof waaye suma mere dama dee dégg olof yes this is the truth yes xam nga ban school la wara gene ci Quran bi seetal ndaw yu baax yoo xam ne suratul kahf ndaw yu baax yoo xam ne seen dëkk bi dafa am foofu benn borom baat benn borom ruula mooy king boo xam ne kooku dafa bon ba di wax nit yi ne bu leen jaamu yàlla kaay leen ngeen jaamu ma suba bu nekk waaye ndaw yu baax loolu lan lañ def ñu ne ñun duñ mun a daamu doomi aadama dañoo jaamu yàlla rek waaye ndaw yi lan lañ def ndaw yi liñ gom liñ wax ak seen gémmiñ dañ ko gom ñu def ko loo xam ne dañ ko dundee you know if you want to be a good real objective existing person soo bugg a nekk doomi aadama buy dund xam nga li ngay def loo wax soo ne sax man dama rey ni leer afa yeah but idetar la bulu ko sola ibe jang nga ñaaka that's impossible we say something and we a different thing this is the problem of the Muslim bu nekk dafa am suspicion ñaaw njorto si beneen Muslim bu nekk bugut a gis keneen ki mu éeg Muslim bu nekk mu ngi am dara si xolam against the order Muslim bu nekk mu ngi bugg a gis man ma soona Muslim bu nekk su ñëwee sa ngénte sax daf laa wax ne mbaa am nga xar soo amul xar mu dem mu ne sa waay moom amul xar ganaar la moo toog lan mooy business am bi si lu we have a problem because the new program we have a psychological problem dafa métti rek ndeysaan adibita baake maalo wallahi lazim la tanim fala man nga kamala praye koy fer wallahi lazim ko min be kira dimita bakel nin ko fonse diama la na bantat wala tinna nin dula anna moyba nkola dum qur'ano kono kale judduga ci qur'an bi ndaw yoyi suratul kahf lañ def ñu ne ñun yàlla rek lañ gom te biñ gomee yàlla dañu defal liñ buga yàlla mu ne leen dem leen mu ngi mel ni yàlla daf leen yóone c'est que dégguñ sa liñ leen wax mooy inspiration dañ leen ne demal ngeen si benn xeer bu mag ngeen duga foofu di ngeen nelaw for 300 years loolu tax ndaw bu nekk society boo nekk si society bi baax demee ba baaxut ndaw bu nekk soo nekkee society boo xam ne society bi baaxut ban society mooy society bu bon mooy society boo xam ne soo ne nit yi bàyyi leen lii baaxut ñu ne la doo noppi du sa business soo ne nit yi def leen lii ñu ne noppil du sa business society boobu baaxut society boobu dafa mel ni sax boobu moom rab xam nga béy rek moo dut wax béy bul duga si wana ki jambur baadoro nekk baka fo bàyyi ko kana dum wandi kankan ko bari momo ya lon ko ite ka fo molie ko ila business tije kana moli amal ku kendola wo society tijatale ndol be o jamana do funding kel nyanta mina kala funding kel ba katala bake e kamim fo hijra ila that wala migration right into yourself ibe hijra kala kade fo kono funding kel kade dey
fondinkele sampulo tandi fondinkele diamu konin kafoɓe ñaami fondinkele ya tandi molla ko halinin duniya betiñata barin tollata ala dammale la ko ashabul kahf fondinkele minke itata konko kono isolated itam fata from the medium olom society mi yalon ko amam beteya a bankrupt society moral mi yalon ko jikati allahu akbar allahu akbar ni mo karam bum balade fondinkel senin karam karam bum folo mo jumalatin ko fondinkel eta suratul yusuf karam yeta yusuf fongola manya karam biri atata mansa kunda atata misra abe mansa kebuluje wo mansa kela o musu jima o palasi bami yusuf bo dulato palas bu mag bobu ak jabar bu baax bobu koku dafa dem yusuf yalla daf ko dimbale mu ne ko jigen bu ne ko yow yusuf da nga rafet dama la buga waaye seetal loolu ndaw ndawi tey su tubaab bu màgget ñëwee jógee tubaab bu màgget boo xam ne soo ko puutee mu dee mu gis benn ndaw bu baax mu si yoon bi mu ne ko well you are fine I want to make you a friend daf hali ni Quran o baabu la saaf it's a pity it's a big pity because we are programmed tun booba bi baaw al na wol tujee because ita kala no ngooti ni man loy fawo kam ite kelano mira lati ni be mire fawe hey nin soto te tubabolia nin soto te arabolia ben tolle ya fele banta ba to jak abe mun tole nin soto ba abe lati re kondale think di mira ko soto iseke soto very simple you cannot be a man here and a man there ikakura mona soto wala en tolu batan wala tin ne fon fen na tan sa fa nyi nyata fon mo fen na tan sa fa nyi nyata bari fon fen botan tolla jam buka dom halin na nyambolu hanin na nyamboli na patato amambete ya kote wandi pomolu wandi yirol mite melo ikawole domo iti amra wole ki makoy what a mental slavery what a backwardness mentally what a retrogression natural Allahu akbar ni manke juso bodi ya moti ni dimitale ni yalo ninka min gulu wala be kumbola de but it's a pity our so-called intellectuals hibukani kumofo they cannot say it and they will not say it because they have something at stake. We need to revolutionize ourselves. Hey, we are not afraid of anything. We need to redeem our people religiously, intellectually, socially, politically, economically for independence. And anybody who dares any other side of the story, let him come and for confrontation. Allah. So wala tan anna moy ban fandin kel suratul yusuf ya min foje yusuf la manya yusuf diga dun takaso kono adun takaso kono to nyalela fandin kel ya kata nan daw yi try ni duga ci lu nahari ni duga lo xamne dafa dahari way nam neka ci diga ci kaso bi la amé nekam bur ci kaso bi la neka di interpret di wax nit yi lan mo wara ñew parce que dañ ko gis ci sen nelaw yi si kaso gi la nekka mu def daawa mu o nit yi si yooni yàlla seetal rek si kaso gi si boppam sax Yusuf dem na ba o nit yi supposé ku leen dañ doon jaamu xërëm dañ doon jaamu lu nekkut yàlla mu supposé ku leen ñuy jaamu yàlla si boppam soo ndaw yi dañ war a xam ne àdduna bi loolu tam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee daawa bi si njëkka bi ndaw yi ñoo njëkkaa dugga si daawa bi ñaaka xam mooy ñaaka jikko bu baax ñaaka xam mooy ñaaka jikko bu baax nekkul ne ñaaka dem school de parce que suñ payi demuñ school xamuñ 1 2 3 waaye suñ payi man dama musa gis suñ payi nekk fii di Pakunda Gambie yëpp payu passé woon yëpp amul paa boo xam ne di nga wàññi jikko bi baaxut si moom allahu akbar allahu akbar and you the guy in the 21st century you are just arrogating that you have the best virtue while you are just like a monkey allahu akbar Allah loota ñun balaa maa tëccuma wax bi dafa am ñaari affaire àdduna bi yëpp ñun lu tax ñun bentee xamuñ bentee amuñ ci ko xam nga lu tax ñun gaay bi ñëwee dañu séedale ñu def ñu ñetti affaire benn groupe bi dañ ko def li ñoo ooyee monkey ñaareel groupe bi ñu def ko baboon ñetti groupe bi ñu def ko chimpanzee gaa nii la ñu def de parce que lii bu nekk is corresponding to our existence ni ñu yàlla bindee gaa yi dañu def golo
pour suñ jikko bi ñoo def suñ jikko bi dafa mel ni jikko golo golo noo ko mun a defal lu baax noo ko mun a isil si kër gi mu miin si kër gi soo fa bàyyee sa banaana mu sàcc ko ñun suñ jikko bi gars yi dañ ko def ni jikko golo loo ko bàyyi rek foog mu laal beneen side bi mooy suñ xel bi noonu lañ ko def di ak suñ jikko bi ñu defal ñu def ñu baabul mooy lan da nga gis ñun Gambien bi muslim bi mu dem sol jigéen ñi ak góor yi ñu ne lan juutal jigéen ñi ñu ne lan tubéy bu bon ñu sol ko ñu ne dañoo dem soo wala dañoo dem def danse nga jël place te def ko sa yaram bi nga jël kawari jàmbur def ko sa boppa bi nga jël naka la tudda lii naka la tudda mais déedéet déedéet lii wee ji jàmbur def ko si sa loxo bi nga jël even lii loo xam ne yàlla moo ko binda nga jël nga jël bu jàmbur def ko si sa bët allahu akbar mu ngi mel ni yow xamuloo gisuloo sa boppa parce que soo gisoon sa boppa baabun you are just a baabun ite mu baabun wala teg ite maa lay min ki jam kaatu folo wandi kunti wala bee kunna wandi ngonsi wala bee te baloo bala wandi pawda le bee ñaadaato hali fa wala bala si ya bee bondije ite ñoom baabunoo te keeri duniya kote chimpanzee wala walta sulwol beeti moo gën a rëy golo yëpp xam nga ñan lañ def chimpanzee mooy youth si boys xam nga lu la ñu def leen chimpanzee mooy break dance